Thiane donc téléspectateurs yi yow rek la ñuy déglu. su ko defee dañuy daal di tàmbaleeg point Covid du jour tey def nañ lu toll ci 920 tests alors 26 ñoo ci daal di dikk positif ci biir 26 yooyu 7 yi ay cas contact la maanaam dañ leen wàll 8 yi ay cas importé c'est-à-dire dañ ko jëlee ci yeneen dëkk daal di koy indi fii ci Sénégal 11 yi nekk ay transmission communautaire maanaam xamuñu ñoom fu ñu jëlee doomu jàngoro boobu lee di Covid 19 104 patients ñoo wér ba dellu seeni ay kër ci lu tukkee ci Covid 19 8 cas graves ci suñu service de réanimation yi benn décès bu tukkee ci Covid tey moom Myriam. donc ba tey mën nañu jàpp ni tendance baissière bi ñu ngi koy remarqué ba tey. Fofana. ñu ngi koy observé ba léegi Sénégal. donc xanaa gën a ñaaxaat rek ñi nga xam ne ñooy askan bi surtout ñuy màggali. wax leen ne nu ñu nduggee seen i kër. moo xam muy kimmaji moo xam muy ceeb dëwlin noonu nañ ko nduggee tamit li nga xam ne moom mooy masque yi ak gel yi parce que loolu moo ñuy dimbali ci xeex corona ñi nga xam te ne ni ay waay politique nañ ñëpp ñu bëgg a gis sëriñ bi pour dem foofu noonu yóbbu seen addiya ak yooyu war nañ fàggandiku waale loolu mu di yóbbaale masque yu doy gel yu doy bu ko defee askan bi ku ñëw ku ci amut ñu mën la ci baaxee bu ko defee xeex corona bi day gën a yomb n'est-ce pas bëgg naa tamit ñu insister ci wàllum ñu moytundi li nga xamante ni mooy cas communautaire yi parce que ñëpp xam nañ ne benn cas communautaire rek mën na daal di jur téeméeru cas donc te aujourd'hui on a enregistré 9 cas communautaires si je ne me trompe loolu nga 11 kon ñu moytandiku loolu tamit oui 11 communautaire boo gisee parce que cas communautaire mooy ki nga xam ne am na feebar bi te xamul fu mu ko dëggee xamul fu mu ko jëlee donc ce qui fait que bu fekkee ne loolu juguñu ci mun na indi li nga xam ne moom mooy feebar bi dellu si waat gën a amaat doole donc loolu dafa nekk loo xam ne dañ ci mat a bàyyi xel surtout cas contact yi ñu di ko xool bu baax masque yi nga xam ne aussi dogumal ñu ngi jëlaat ampleur bu baax voilà mi ngi quand même c'est un nombre assez remarquable oui parce que période màggal bi la aussi te ñi ci bëri xam nga Europe na ñuy jógee donc ce qui fait que bu ñu ñëwee ñoom it duñu xam ba xam am nañ ko wala amuñu ko du moment où defuñu ko li nga xam ne moom mooy test bi donc bu ñu ñëwee fii ñu def ko automatiquement on se rend compte que ils sont porteurs du virus donc loolu dafa nekk loo xam ne il faut ñu jël ci ay matukaay surtout ak les mesures barrières bu ñu ko respecté je crois que dina nekk loo xam ne dina ñu yombal et puis n'oublions pas aussi que ni bi corona bi di tàmbali benn cas importé la ñu amoon moo ñu yóbbee li ñu nekkee nii yëpp exactement donc il faut ñu ci bàyyi xel tamit oui il faut ñu bàyyi ci xel le dispositif à l'aéroport que ça soit beaucoup plus renforcé donc parce que ñi màggal si dinañu bëri tout à fait affaire de quarantaine léegi pourquoi quarantaine pourquoi on met pas les gens en quarantaine oui xam nga boo xoolee ay quarantaine ak yooyu dafa nekk loo xam ne dafa mujjee diis ci état bi parce que bu fekkee ne benn nit da ko amee ñun njortes ne njabootu lëmb nit ñi mën nañ ko am nga tëj leen war leen jox dund war leen jox lekk war leen jox naan bu weesoo loolu nga jël ñeneen ñu dugal leen ci hôtel yi ci période boo xam ne suñu économie doxul la ñu soxla ci xaalis dafa bëri personnel médical ba leen war a gérer amuñu ko parce que gis nga dañoo am déficitu médecin am déficitu ay infirmier ainsi de suite donc ñëpp ñu nekk ci branche santé tey jii nii dañ ci am déficit donc loolu état bi bu ko continuer nekk loo xam te ni lu mën a wéy la parce que diisaay bi du ko àttan personnel médical bi mooy ressources humaines amuñu ko donc loolu moo indi quarantaine yooyu ñu bàyyi ko li ñuy def rek mooy ñu testé bu ñu gisee am nga ñu jël la jëm la faj voilà ayca en tout cas ak lu mu ci mënti doon daal xoddeeku rek balaa laqale oui fagaroo gën faj ayca bu ñu jógee ci point Covid dañuy waxtaanee ak actualité bi nga xam ne moo daal di lëmbee toile bi li ko dalee démb ba tey jii fii may waxee ak yéen doon muy wuyoo ci turu Adja Ndiaye nekk ab caméra woman ci boobule site internet di Dakaractu moom nag démb naka la demee woon moom ak ay naataangoom di couvrir li nga xamante ne moo di procès wu kii lee di Malick nekk ab activiste ci cybercriminalité boobule nekk ca Médina naka noonee la joteek takk der ya fa nekkoon ñuy werante ndax dañ koo jàppee li nga xam ne moo di ab rassemblement moom nag daal dina weddi ba seet ne deful rassemblement ndax dafa doon dem naam mi ngi woon ak ay matériel am naka noonu ñu am ay échange nee na ci ay kàddoom policier bi Mouhamed moo ko saaga mu daal di fayu ñu daal di ci mu daal di dikk ay dóor ak fayu vidéo bi nag disponible na au niveau de la régie ñaar yëpp bu nekkee pare na ñu tegal ñu ko ñu xool daal di dellu ci plateau bi.
ci lay expliquer naka la def ba joteeg boobu les policiers bi ko dóor mu daal di fayu en attendant nag ñi lay di waa SYNPICS ñoom daal dinañuy informer ki nga xam ne moo di directeur bu de la sécurité publique bu Sénégal waaye tamit kii lay di le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci yooyu lay ñaawteef ñuy xamal ni que actuellement ñii di nitu média yi policiers yi dañu leen daal day sonal bu baax a baax ndax bu yàggul dara ci état d'urgence bi ci couvre-feu bi fay ca Touba gisoon nañ fi boobu les journalistes aussi yi nga xam ne dañ koo daal day jàpp dóor ko ba muy bëgg a dee moom it mu daal di mujjee ci l'hôpital moom kii lay di Adja Ndiaye itam actuellement mu ngi ci benn clinique bu nekk fii lee ci Sénégal ñu ngi koy suivre bu baax a baax waaye état de santé mi itam mu ngi amélioré bu baax ndax dóor diñ ko dóor démb dafa daal di métti moo tax actuellement mu nga ca hôpital actuellement nag ñu ngi wax ni que code bi nga xamante ne presse da koo daal day teg ak 50e place bi nga xam ne dañ koo am ci code de la presse dafa daal di rek jaxasoo ndax bu demee ba takku der yi di teg yi coono ñi nga xamante ne ñoo di nitu média yi jar nañu xoolaat suñu bopp. tamit ñi nga xamante ni tamit ñoo leen di yónni tamit il est temps que ñoom tamit xëy na ñu jël benn sécurité tamit def ko autour de ñoom parce que comme tu l'as dit ça c'est pas la première fois mu mel ni ñoom tamit dañ leen di jël rek mettre leen devant le danger wala devant je sais pas quoi ba pare ñoom ñu daal di toog seen ay kër donc affaire yi ñoom ñoo koy subir est-ce que tamit jotul Fànjaga Yaaram ñi nga xamante ni ñoo leen jiit tamit bu ñu leen di yónni ci lu mel nii ñu mettre leen carrément en sécurité. Myriam xam nga bi nga ñëwee ci Sen TV Bougane moo ngi bureau su ma nee Bougane mooy directeur de presse yëpp quoi presse bi yëpp quoi laa jël rek tey li nga man mooy mu jox la caméra jox Fofana micro ne la demal parce que mooy sa rôle mais du la boolee garde corps pour yor sa sécurité léegi ñen ñoo war a yor sécurité bi moom mooy force de l'ordre yaa ngi fay fekk c'est-à-dire que ñoom ñoo war a yor sécurité ñi nga xam ne mooy journalistes yi même sécurité ñi nga xam ne sax dañuy manifester wu c'est-à-dire que souvent damay wax ni dafa am force de l'ordre ak maintien de l'ordre c'est-à-dire que dafa am moment boo xam ni soxlawuñu force de l'ordre mais maintien de l'ordre lañu soxla te fii nga xam ni fa la problème bi amee maintien de l'ordre lañu soxla woon mais soxlawuñu fa woon force de l'ordre. man la question que je me pose mooy bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor suñu sécurité Fofana ñoom ñooy njëkk a yëkkati ay mots yoo xam ne peut-être dafay yee li nga xam ne moo di violence moo di saaga te saaga ñëpp xam nañ ni koo ko def dafay daal di révolté est-ce que yoon la tey policier di njëkk a yëkkati kaddu di saaga wala di yëkkati loxoom di dóor ñi nga xamante ne ñoom la war a sàmm. xam naa du ñàkk bu ci kanamee ñu am avis wu journaliste bi di Fofana parce que moom ci la minute actualité dina ko traité mu gën a yaatu insha allah ayca kon ñu bàyyee point boobu ak Fofana mu gën cee yaatal en attendant ñu daal di waxtaanee li nga xam ne moo di avortement démb waxtaanee nañ li nga xam ne moo di avortement clandestin tey nag médicalisé la ñuy wax ñi lee di l'association des juristes sénégalaises ñoom nag daal di taxaw di ñaan état ce que mu revoiraat code pénal boobu lee di code 305 du code pénal ndax yaakaar nañu rek ñi nga xam ne elles sont victimes de viol wala inceste ñoom war nañu am droit ce que ñu am li nga xam ne moo di avortement ndax buñ ko deful mën na leen indil ñu am grossesse non désirée te grossesse non désiré ñëpp xam nañ risque yi ci topp mën na indi lu mel ni infanticide donc ñoom ñu daal di taxaw jàkkaarloog état di leen ñaan à ce que ñu revoiraat boobu les codes Mouhamed Myriam ayca maa yaa ko Mouhamed Momo noonu Fall xam nga bokk naa ak ñoom ay débat yu bari mais problème moom mooy ñoom fi ñuy waxee da ngay gis ku violé nit sax ñu dem lijjanti la ay kayitu doom man chaque jour dama leen ko question boobu laa leen posé mooy tey est-ce que tey jii nii nit dem ba nga xam ni ëmb gi neexu la nga jiiñ ko Fofana est-ce que c'est-à-dire que wala nga jiiñ ko moom moo responsabilité maanaam yow mën nañoo yàq sa biir mais après responsabilité bi nga xam ni moom la ñu teg sa nijaay nga jiiñ ko sa nijaay parce que ci côté boobu mooy sa nijaay bu la ëmbalee wala koo xam ni dalaa jege sa papa ëmbal la ñu yàq ko c'est-à-dire que nit ki mën na ëmbee ji ci àll ba bëgg koo yàq rek mu jiiñ ko ci kër yi tamit yooyu est-ce que du yokk tamit problème bi moo tax tamit saa su nekk damay wax ni yii buñ ko dee def dañ ko war a xoolaat angle yu bari parce que fi ñu ko yaakaaree muy médecins yi nga xam ne ñoom ñoo war a bind war a ni dañoo war a yàq ëmb yooyu souvent ñoom la ñuy accuser ni ñoom ñooy defar kayitu dof yi ñooy defar certificat médical yi nga xam ne ñoo yóbbu genn wàll gi yëpp kaso c'est-à-dire que kan ngay wóolu doy na waar de ayca Jeanne. voilà bu ñu jógee ci point avortement dañuy dem ba Pikine fekk fa benn inceste aussi ab vieux bu daal di sàkku doomam bu toll ci 11 ans doomam bu jigéen moom nag dafa daal di divorcé ak yaayu doomam boobule xale bi nag nekk ci kër maamam ba bi jur ya papam moom nag deful saa su ne rek day daal di xëcc xale bi ci benn rukk daal di koy sàkku wala mu jël ay baaramam di ko dugal ci awra xale bu jigéen bi naka noonu bu paree da koy daal di menacé xale bi dem ba sonn nag daal di jege bàjjenam
daal di koy boole ci noonee la affaire bi daal di tasaaroo ci famille bi ñu daal di koy jàpp daal di koy tëj moom nag daal dinay nier les faits Mouhamed ci dëgër fitam waaye xam ngeen ne actuellement moom médecine du fen et que Sénégal lépp lu ñuy lam-laamee rek dañ koy daal di yóbbu daal di koy seeg ko ba mu set wecc naka noonee le test gynécologique yi daal di révélé que ni que effectivement xale bi papam jot naa egg ci kawam. yàlla te bàyyam du ko jur la. papam bi ko jur bu divorcé ak yaayam mu ngi ànd ak sagom bu baax. xam nga yii mooy waral par exemple li précédé wala li antécédé avortement yi voilà parce que loolu moo tax association des femmes juristes du Sénégal di wax ni que état dafa war a xoolaat bu baax ndax bu fekkee xale bi da nga ko violé mu jële ci ëmb buggul boobu les grossesses et que nga tere ko avorté loolu tamit beneen problème la voilà maa ngi ñaawlu acte bi man Fall xam nga loo bëgg xam sax te ci Pikine tali bu mag la xewee gone gi moom bu juddoo lan lay bokk ak moom femme bi lu ñuy bokk mook femme bi bàyyi lañu boobu gis nañ ko am na fi am na ñoo xam ni da ngay gis ni kii ak kii ñoo bokk benn yaay souvent sax dañuy après maam la koy woowee ñu jël kenn ci kër gi féetale ko mu féete muy baay bi ñaare bi moom mooy baay bi saay-saay la bandi la bandi bi moom mooy di jël awraam di ko def ci sa doom ju la jur même bu duloon sa doom jur mooy xale bu ndaw boobu mais ñaare bi moom mooy di ko baaraam xale bi yow boo ko baaraam yow xale yow baay bi ban bànneex nga am ci baaraam ma jaaxal c'est-à-dire que ban baaraam bu doon mag mën naa koo jàngat mais xale nga di ko baaraam ban jàngat nga ci am ak ban bànneex nga ci am vraiment maa ngi koy ñaaw bu baax a baax parce que li tamit mën na ko travail ba bu demee ba commencer mature accompagnement psychologique je crois que li nga xam ne moom mooy loi bi nga xam ne mooy criminaliser viol ak pédophilie je crois que dañoo war a dem dañ ci war a dem jusqu'au bout amatul lu ñuy nekk fii nii di am ay 2 poids 2 mesures ku commettre ces actes là de viol ak de pédophilie mais nañ la tëj nañ appliquer loi bi parce que léegi comme crime nañ ko jàppee parce que inceste dafa nekk loo xam te ni ak pédophilie dafa bëri lool tous les jours pratiquement on en parle que ça soit dans la presse ci biir koñ mi lépp donc loolu nañuy waxtaanee lu koy lijjanti lu dissuader ñi nga xam ne ñooy def jëf yu ñaaw yooyu moo di ne nañ leen appliquer la loi bu ko defee je crois que dina permettre ñeneen ñi nga xam ne amoon nañ xemmemteef boobu dinañ ci mën a deñ ñu mu gën a gaawee voilà bu ñu jógee ci inceste dañuy waxtaanee ak li nga xam ne Fofana indi na ko démb ci plateau bi moo di coowal Mame Diarra Fam nekk député waaye tamit digganteem kii lee di maire bu Guinaw Rails Nord di wuyoo ci turu Pape Ndiambé Dieng moom nag nee nañu kii lee di président Bougane Gueye Dany dafa demoon Guinaw Rails pour jéem leen jubóole moom Mame Diarra Fam tey daal dinay génn daal di démentir di wax ni que Bougane Gueye Dany ba mu demee ca Guinaw Rails c'était juste pour indi dimbalam ci ñi nga xamante ne ñoo am problème mu ndox bi waaye demuloon benn yoon pour def li nga xam ne moo di ab médiation jéem leen a jubóole ak nu mu ci mënti mel si c'est vrai ou pas ci toile bi lañ ko jëlee peut-être dinañ ci am suñu président Bougane Gueye Dany mu wax si c'est vrai ou pas wala moom Mame Diarra Fam ñu daal di koy amaat ci yeneen éclairage en tout cas daal xam naa ni tànku jàmm yëkkati woon na ko jëmle ko ci diggante Mame Diarra Fam ak maire boobu la waaw mi ngi noonu parce que on sait tous que ni moom c'est un médiateur c'est un régulateur donc yu mel nii daf ci faral di def tànku jàmm surtout sax li nga xam ne moom mooy assister population yi loolu lu mu yàgg a def la gis nañ ko Saint-Louis Kër Massar ak yooyu ba mu demee Guinaw Rails tamit loolu fekk na ko ci mu ñëw fekk fa tamit la nga xam ne problème la fa parce que bu nit ñi àndul tamit du ñu mën a xeex li nga xam ne moom mooy inondation yi Mame Diarra Fam kenn mënu ko dindi ne personnalité la ci dëkk boobu noonu ci dëkk bi tey jii Sénégal mu di ci diaspora bi nga xam ne moom nañ jàppee ne député diaspora la ak ci tamit fi nga xam ne mooy Guinaw Rails googu la dëkk donc bu amee problème beeg maire bi c'est sûr que population yi ñoo koy sentir Bougane Gueye Dany en tant que bienfaiteur pour dimbali askan wi en tant que médiateur aussi par la même occasion je crois que benn la ci askan wi yëpp juboo bu ko defee xeex bi nga xam ne ñi ngi koy xeex inondation yi mu yomb rataxle waale seen diggante donc loolu moom je ne vois pas aucun inconvénient par rapport à ayca ñu dem ci beneen voilà bu ñu jógee ci point boobu dañuy waxtaanee ci màggalu Touba mu mel ni rek ñëpp dañ koy daal di yëkkati seen loxo pour def ci ay ndimbal ci lépp lu ci jëm kii lee di Alimatou Ndiaye nekk ab femme boo xam ne dafay évoluer ci milieu mécanique Mohamed mu mel ni rek tous les moyens sont bons waaye tamit benn liggéey ndax gis nañu jigéen ñi actuellement liggéey boo xam ne góor doon na ko def rek ñoom ñu ngi ci daal day yëngatu naka noonee moom ne na chaque année bu màggal bi di jublu dafay daal day def li nga xam ne moo di dépannage gratuit pour jàppale oto yi nga xam ne dañuy daal day jóge fii ci Dakar di dem fi nga xam ne moo di Touba moom nag nee na daf koy daal di def avec les moyens du bord et que depuis 2005 mu ngi def loolu noonu xaaru ci lenn lu dul ñaanu suñu borom bu vidéo bi disponible ñu tegal ñu ko moom Alimatou Ndiaye ñu daal di xool lan la fa wax
yu bari ba fi ma toll nii ñëw nekk chef de garage kon yàgg naa ci liggéey bi. naam bu amee fii ci réew mi néew na lool gis jigéen bu yëngu ci wàllu dépannage mécanique maanaam wàllu yeesalaat oto yi di am yenn ci ay jafe-jafe yi soxna si di wuyoo ci turu Alima moom ay jamono ngi nii mu di ci xëy di ci gontu buñ ko ràññatlee nag bokk na ci liggéeyu dépannage gratuit ya muy faral di amal diiru xew-xew yi ci mel ni Magal bu Touba. Dépannage gratuit nag ñun ñu ngi ko tàmbalee depuis 2005 lañ tàmbalee dépannage gratuit biñ koy tàmbalee ñu ngi ko tàmbalee ci benn màggal bi ñu ko tàmbalee mu nekkoon lu métti lool ndax dañ daan cotiser di dem ak a ñëw léegi ñu xamante ne dañu jékki-jékki ba yàgg ñu jékki ci 2005 bi ñu jékki-jékki di am ay partenaire bu ñëw ak melukaanam parce que partenaire ñun tamit dañuy dugal suñu budget ñu ne budget bi lii la tenue moom la ñuy exiger t-shirt casquette di nga gis kii partenaire bu ñëw ne may jël tenue jël t-shirt jël gilet jël casquette pour mën a wane sa bopp loolu si tamit da ngay gis partenaire boo xamante ne day ñëw ne man de ci communication laa bëgg a yem da ngay gis partenaire boo xamante ne day ñëw ne la man de vraiment njëgu carburant laay mën a dugal des fois ñu nga dugal 100 000 ñi nga dañuy dugal 50 000 bañuñu dara parce que dañ ne dañoo ubbi këll rek di ci def te yàlla tax suñu idée la ñuy demee mooy idée bi nga mu nekk première femme boo xam ne moo daal di initier bii les actes ñu koy rafetlu bu baax a baax Myriam. du neen ne de incha allah sëñ bi moom loo ko defal rek. daf la koy daal di ful. koy gis de. koy ful. góor baax na jigéen baax na. je crois moom mi di def mécanique am na keneen koo xam ne sax mën nañu wax ne presque lu mel noonu la xaw a jàng. mu di ki nga xam ne mooy soxna njiit réew bi électromécanique la jàng moom Marième Faye Sall Mamadou Talla bi nga xam ne moom mooy ministre actuellement de l'éducation nationale moom moo ko jàngal donc muy li nga xam ne lu am solo la parce que ay filière la yoo xam ne d'habitude lañ ci doon gis góor ñee cay ëpp Marième nañ ko ubbil école atelier muy kii dépanner xëy na loolu ñu bëri xam ñu ko ci moom ñu ngi koy nuyu mais loolu la jàng moom Marième Faye Sall donc muy li am solo foog naa sëriñ bi moom pour liggéeyal ko ci côté bu ne mën nga ci nekk donc moom lii la mëne di ko def ñu ngi koy encourager et je crois que tam nit ñi war nañ ko ci mën a jàppale en termes de matériel surtout comme da koy def te yàlla tax mu mën a gën a yombal liggéeyam ay ca voilà Mohamed ci ponk bu mujj bi la ñuy ñëw actu réseaux sociaux la ñu wax nag mu am benn vidéo boo xam ne démb ba tey gars yi ngi koy partagé mu nekk ab lutteur ex lutteur sax laay wax nekk Zos moom nag moo doon sensibiliser sénégalais ci li nga xamante ne moo di don de sang ak bienfait yi nga xamante ne daf koy daal di amal ñu dem déglu Zos bu vidéo bi noppee te daal dellu si waat. lan mooy mais deret am na banlieue bi mais c'est pas tout le monde. ñoo nekk au courant ci affaire parce que da ngay ñëw wax ak benn waay si banlieue bi ngi toll na ko neex mu naan la ay sama deret day jeex naan nii fekk deret bu du jeex dañ na boo mayee deret au bout de 3 ans sang bi day ñëwaat moo tax ñi la jox chandise boobu ngay lekk ak boisson bi voilà ak jus de fruit wala dara le sang day revenir te buy ñëw day ñëw bu bees ànd ak ay globules n'est-ce pas ay globules rouges yi nga xamante ni tey ça te fait xam nga ça te fait rajeunir day tax doo gaaw a béjaaw doo gaaw a leel yooyu yëpp. formation école la jaar deret moom nee na may deret boo koy def day tax da ngay rajeunir te doo gaaw a leel moom nag peut-être moom xam naa docteur la bi mu bàyyee làmb ak nu mu ci mënta demee rek l'idée est bonne loolu lañ ci mënoon a ndax mu ngi sensibiliser nit ñi à ce que ñu dem def li nga xamante ne moo di may deret ndax chaque jour ñu gis banque de sang yi di def appel di wax ni que deret dafa daal di manqué ci foofu loolu ñu ngi xamal ni que may deret aussi baax na ci ñu koy def ndax day tax yow lii lee di cancer du la tëyal jàpp waaye tamit feebar yi nga xamante ne moo di ay hypertension ak yu ni mel du la gaaw a jot en tout cas l'idée bon loolu lañ ci mën a noter waaye li moo xam leneen ci def yëpp voilà c'est sa façon de communiquer sauf que xam naa maîtriser wul bu baax rek les bienfaits du don de sang lii moo nekkoon les actus du jour Mohamed Aïcha ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci actualité am solo yi nga xamante ne rek andi nga ko Jeanne on te retrouve demain inchallah Aïcha ci yeneen actualité moomu Aïcha dañuy poursuivre rek dem ci la minute actualité ak Fofana foofu doon nañu waxtaanee léegi sunu naataangoo yi Adja Ndiaye di Camara woman bi nga xam ne brutalisé nañ ko gaañ nañ ko parce que actuellement mi ngi tëdd ci benn clinique ba léegi nii mu di acte boo xam ne daanaka vidéo bi nga génne dafa def le tour de la toile mu di ne acte boo xam ne ñëpp a ko nakarlu
parce que li nga xam ne mooy surtout jigéen métier caméra woman ñëpp xam nañ ne dafa metti parce que coono gang cay daj boo xante ba téye caméra ba trépied ba coono googu yëpp nga di ko si daj donc nekk na loo xam ne jigéen nekk ci jàmbaar